industrialisation bi ma toogee li ma mës a gëm mës ko dund te xam ni Afrique Sénégal ci boppam chance am ci boppam da koo jàppul mooy mënoo am ku mel ni Serigne Touba indi benn doctrine benn levier boo xam ne day yóbbu économie ca kanam ñu testé ko nga ciy teg sa bët gis muy nekk muy l'investissement murit doole yu murit ak pasteur bu murit liggéey ñaq jariñu boole ko ak gëm sa bor Sëñ Tuubaa wane ko nga gis nit ñoo xam ne ñi dañuy liggéey fii te bëgguñu ku leen fay fii parce que ñu ngi yaakaar ni fële lañ leen war a fayee fële leen Xaadimu Rasuul war a fayee lu leen ki ko fi nekkal xalif bi yëkkatiloo ñu yëkkati ko ñu wane exemple yi jëlee nañ raay Jurbel indi Touba nga toog ñuy tabax ay loo xam ni état ko war a def ñoom ñoo koy def te bu ñu nee lii danañ ko yëkkati foo jaar ñu yëkkati ko booy boo ñu dee fa nga am koo xam ni kii mooy toog bu waxee ñëpp jëfee su ne liggéey leen bu leen nelaw dañuy toog sax ñu def benn liggéey ñu ne liggéey bi ñu ngi ko war a def weer ñu séddale ko ne waa kër Daaru Musi waa kër Ceerno Ibra Faati yéen lañ jox lii waa kër Sëñ Matamba yéen lañ jox yii yaa waa kër tel yéen lañ waa kër Cheikh Ibra Fall yéen lañ jox yii xam nga lu ñuy def course waa Daaru Musi bu ñu ko waree def 1 mois dañ koy def en 10 jours waa kër Cheikh Ibra bu ñu ko waree def ñoom itam 20 jours def ko en 5 jours kii def ko en 2 jours kenn koo xam ne kii doo deewoo pour def ko ci délai boobu te kenn du fay kenn dërëm loolu la ñuy dund ñoom ñooy ñàkk jariñu di liggéey économie Sénégal boo leen di génnee mu nërëf ñu jaar ci daara yi am xam-xam nungu liggéey boo demee bitim réew foo tourné ñu ne la ñii taalibe Sëñ Tuubaa yi ñu ngi nii ñoo fi tabax kër gii ñoo jënd lii ñoo fi def exemple yi de développement nekk ci usine yi di liggéey am xam-xam nga dikk boo yoree réew mais man damay ñëw sukkandiku ci loolu pour dem lan lañu sëñ Saliou wan nañu autosuffisance mën nañu ko am bi mu demee xel comme ñu jox ko ñëpp taxawoon di yuuxu jox ay organisation des droits de l'homme ay forêt classée ñu déclassé ko jox ko mu liggéey fa di dundal waa Touba gépp ci dugub di joxe gerte di bay lu kenn may def ay daara yoo xam ne ñëpp lañ fa doon dunde moo leen ko doon jox loolu de autosuffisance est-ce que dafa dem wuti ko feneen Sëñ Touba moo jëkk a réussir ce qu'on appelle la décentralisation ñun ñoo ngi koy jéem ba léegi mun ñu ko def parce que tubaab yi ñoo ñu fi indi principe de décentralisation ay communalisation ak ay affaire rek yooyu yëpp ñu def ko dara doxu ci parce que ba léegi état central comme ci jàppalewul doo dem Sëñ Touba moo def décentralisation bu réussir moo toog Touba ñëpp wër ko Ceerno Ibra Faati ak ñeneen mu ni borom daaru demal defal Daaru Musi bërëb sàngam 1912 taxawul mu ni kii demal fee ku ci nekk fa mu la yebaloon ba nga fa demee la nga doon lekke jógewul Touba di ñëw ci yow yaa doon toog di bay Daaru Musi di yët Sëñ Touba ca fa mu nekk ca Touba waaw loolu du décentralisation réunie amul dépendance à l'état central c'était Touba mais bi Sëñ Touba décentralisé waa daaru ñooy bay di jox état central mais état central la muy def rek mooy yiir leen ñuy dem ci ndigalam mu leen di ñaanal Sëñ Touba loolu la defoon ñoom Ceerno Ibra Faati ñoo doon bay di ko indil fa mu nekkoon bi lu tax ñoom ñëpp toogunu Touba di fa lekk ou bien ñoom ñëpp ba ma demee Daaru Musi nana waa Touba di yónnee borom Daaru Musi lu mu lekk mais defuñu ko donc Sëñ Touba voilà un modèle excellent de décentralisation bu mu réussir te borom daaru ba mu fa nekkee dafa jëlaat yeneen doomam ñu dem Karathiel kii dem Sarsara kii dem fe ñu dem taxawalaat yeneen dëkk yoo xam nit ñaa ngi fa di lekk ci ñëw ñu jël si lekk gi biir Daaru Musi kon forme bu ñu amee ay modèles yu mel noonu dañ ko war a jël appliquer ko parce que am naa des modèles yoo xam ne importé wuñ ko dañ ko dund Sëñ Tuubaa moo ko def ñu gis ko dund ko donc exemple nga noonu léegi bi ma toogee ma ne noonu damay dem ci sëñ bi ma ñëwee sëñ bi ñaari affaire laa ko wax man xam nga man dawuma ci sëñ bi naan ko boole maag président Macky Sall ak comme ni gars yi def foofu waa boole maag président de la république bi rek damaa bëgg tel poste waxal président mu jox ma ko man président lu may jox mbaa lu may ànd ak moom moo koy xool gis naa am naa compétence mu defal ma ko mais du ma wut ay intermédiation pour ci ñëw ci moom pour ñu may boole ak moom ça tam il faut que je le dise au passage ba ma fa demee man ko sëñ bi am na doole joo xam Sëñ Tuubaa moo la ko jox yaa fi Sëñ Tuubaa léegi da ngay woo président Macky Sall moom mi nga xam mooy pouvoir temporel bi mu jël doole jam fam nga boole ko lii fi Sëñ Tuubaa bàyyi nga dem jëli ndox mi lac de Guiers ak ou bien fleuve Sénégal ñu taal ko mu traversé Sénégal gépp bak si Tuubaa mën nga ko mun ma loolu dinañ ko def mais nag foofu li may bëgg expliquer mu leer nañ mooy man du man maa ñëw xalaatal Sëñ Muntaxa
man dama am xalaat dikk fekk ko mu nekk ci agenda wu sëñ Mountakha parce que sëñ Mountakha c'est un intellectuel ca li muy gis man du ma ko gis yàlla dafa def ma dikk wax loo xam ne lii fekk na mu nekkoon ci agenda am parce que boo ko dégloo mu wax danaan bu fekkoon ne lee ma tàmbali woon ma fekk ko fi war koo defal bu du toon loolu Lac de Guiers mooy nekk sama projet ça veut dire que intellectuel la boo xam bii dafa am agenda am di doxal li mu war a doxal man nag li may sant yàlla suñu borom mooy ba ma xalaatee dara loolu ma xalaat mu fekk moom ci li mu yor tablette am def ko ci kooku man danaa ko def parce que ñu bari dem nañ fi Touba bañ fa demee waxuñu fa ndox mi waxuñu fa leneen ay poste lañ fay wax ak ay leneen man ba ma fa dikkee dama wax li nga xam ne bile mooy njëriñu réew mi ak itam di doole Serigne Touba jum ñu bàyyil te ñu war koo utiliser pour yëkk réew mi ci kanam tant que adopté ñu la doctrine mouride nous aurons des problèmes on va piétiner mais nous atteindrons difficilement la ñuy dem ci développement bi te gaaw na parce que wane nañ ko ñi génn ci daara yi mais loolu leen gisee les zones les plus riches du Sénégal buñ xëyoon fii génn sànn nga ñoom ñëpp dem ñi bi ñu ne léegi ñeen ñëpp bu leen liggéey yéen ñi génn ci daara yi yëpp ca ngeen yor ay oto mbaa ngeen yor ay magasin mbaa ngeen yor ak tëj leen ko bu ngeen xëyee du ngeen lekk du ngeen bouger kon loolu soo ko amee levier la boo xam bi da nga cee war a jàpp pour doxal ko pour que mu dem ba mu fa demee nag léegi wax na ko président am na intelligence ñoo na reprendre ko si jamais le président Macky Sall prend au sérieux ce problème du Lac de Guiers bii Serigne Mountakha wax non seulement il va développer le Sénégal gis nga l'émergence bi muy wax levier bi koy def mi ngi noonu c'est maîtriser ndox mi defar agriculture bi diversifier ko mu am ay matières premières nga am ay industrie loolu mooy yóbbu réew mi ci kanam baykat bi mënta ko nit di bay gerte kese te di ko bay ci buy nawet il faut ñu indi ndox mi bu dikkee ñii nekkoon ci biir Dakar di yor ay carton nekk ay marchands ambulants ak ñeneen dana génn dem ci àll ba pour jéem a bay parce que ndox mu neex am na fa su ko defee ñu diversifier culture yi bu ko defee ñu def comme suñu maam yi ñun bu jëkkoon autosuffisance alimentaire bii gars yi doon nga xam ne bi question de souveraineté la ak dignité nationale ñun dañ ko amoon de borom daaru ba mu doon ñëw daaru mus di ko sant en 1912 boobu amul woon ay ceeb ak ay kotukër te pourtant ña fa nekkoon dañ doon bay di lekk ba ba danga def sa kër def benn tokkoor ci gannaaw tokkoor bi ci gannaaw fa leen njëkk a defee ay diversification de culture da ngay gis nit ku dëkk fii am tokkooram ci gannaaw mu am xoola gajanga ñebbe puloox bisaab yépp li ñuy bay moom la ñuy dund ci biir kër gi mais booba lu tax ñu am ay modèles yu économique yu mel noonu de diversification de culture ñu ñëw yàq ko parce que toujours dañuy changer di xool tubaab yi rek li tubaab yi lekk li ñuy lekk li tubaab yi def la ñuy def ba dugal suñu bopp ci guuta goo xam ne gi suñu xaalis bi yëpp dañ koy jël di ko sànni ci biti pour di jëli lu ñu war a lekk loolu développer ndox mi indi ndox mi développer agriculture moom diversification parce que loolu xam nga lan la ñuy gars yi bari ñu ngi wax ay affaire plus-value ni ñu ko defee leen dong la agriculture dafa am baykat bi am na ko koy indil yor ay machine am yor ay tracteur am ku ko bëgg a liggéey loo mu liggéey loola boo paree nga indi oto yi koy transporter yaa ngi ci transport bi boo paree ki koy jël di ko jaayaat mooy commerçant ba keneen ki ci des da ciy def day créer emploi parce que yooyu ma la wax yépp yu ci nekk ay nit ñoo ciy liggéey donc da ngay développer emploi développer commerce développer transport ba pare boo paree léegi nag dañuy toog di exporter ak tout ce circuit commercial la da ngay développer assurance donc am nga ñu bay transport commerce assurance matière première yi nga xam ne moom nga jëlee ci bi nga bayee li nga baree li nga bay moom mooy dem ci industrie yi industrie transformé ko nga exporté ko boo ko exporté yaa ngi jëli xaalisu jàmbur di indi bokkut ak yow nga jël sa xaalisu jàmbur di ko importé di ko importé di ko joxe ci biti loolu mooy développement économique gu réew foofu la ñu war a mën a jaar pour dem feneen fu ñu fi jaar du ñu dem fenn dépendance la ñuy am comme ni gars yi amee ay dépendance ay Ukraine ak ay affaire yooyu parce que ñu ngi fay téye affaire blé bi ñu ko tiit fii mburu mi dana yokku ca mën nañoo lekk leneen loolu. Est-ce que tey ak lu ma jot a expliqué yëpp par rapport à la maîtrise donc de l'eau déjà xalif général bi joxe na ay instructions donc pour que donc loolu mën a antu est-ce que loolu donc bu demee ba antu par exemple tey mën nañ jàpp ne li nga xamante ne moom moo di agriculture bi donc dina naat. mooy. l'agriculture bi maanaam maîtrise de l'eau. xoolal kaay ma wax la benn affaire gis nga lii sëñ bi wax nii. président Macky Sall ñëw na ko nee na ko léegi da ciy ànd ak moom
bu ci àndee mu dem bu ci àndul dina dem murid yi dañ indi ndox mi soit ñu jël ndox mu lompul mi mbaa ñu ñëw Lac de Guiers bi mais ndox mi moom di nga ko gis na ak si Touba